démb nag. macha allah démb nag macha allah waaw macha allah. démb yëngal nga internet bi parce que bi ma lay tooñ noonu naan li nga sañ si dafa rafet yooyu. waaw j'ai vu beaucoup de réactions ci réseaux sociaux yi moo tax tey moom dama waxoon balaa ngaa tàmbali sax ma tegal la vidéo bi yàlla musal la ci cat macha allah rek ñu teg ci vidéo balaa ñu tàmbali dara ñu léemaay la rek. ñu def benn léemaay tàmm nga. kon nañ léem. voilà lii may la balaa mairie commencé tàmbalee waxtaan tey li ñu war a waxtaan dafa am solo tey li ñu war a wax lépp lii yëpp dañuy yàlla musal la ci cat la rek ndax démb dama gis xale yëpp di réagir naan mairie li nga sañ ci rafet na moo tax tey balaa nga doon tàmbali dañoo baax defal la nga def sa limaay boobu noonu image boobu baax na waaye dañoo baax amul benn problème dañoo baax rek macha allah amiin voilà lii yëpp ci internet lay xewee loolooy waral émission bi ñu leen koy jagleel bis bu ne alxames ak altine ba alxames ñu fas yéene ñëw yaatal li xew ci biir internet bi bari ngeen lool yéen internautes yi di ñu suivre ci réseaux sociaux yi muy Facebook Twitter wala Instagram hashtag bi sunu net la. gis nañ ne yéen a ngi Twitter di ñu proposer ay images yu am solo yoo xam ne dinañ ko partager yu Facebook yi aussi gis nañ ku ci nekk ngi tagee di ñu boole ci yenn images yi en tout cas gis nañ émission bi ni mu leen amalee solo surtout dañ leen di sensibiliser di leen informer mais surtout di partager ndoo ak yéen ay vidéos yu am solo mairie gis nañ loolu toujours mbégte la gis nga hashtag bi sunu net ci lii sur Twitter la ku nekk ngi proposer démb bi ñu posé question ne kan moo nekk ci ginnaaw photo boobu réaction yi bari na mairie. waaw réaction yi bëri na comme ni nga ko waxee donc on salue vraiment accueil bi ngeen xamante ne moom ngeen def li nga xamante ne mooy seen émission parce que léegi dootuma wax suñu émission. seen émission la yéen ñi nga xamante ne yooyu internet bi. ñi nga xamante ne ñoo nekk ci biir internet bi donc démb tamit ba ñu dugalee photo bi ñu bëree daal di nañ réagir instantanément balaa ñoo wàcc ci plateau bi sax nit ñi commencé woon nañu daal di réagir et effectivement comme la plupart ils ont bien trouvé que ne photo boobu ki téye woon micro bi mi ngi nekk suñu Pape Cheikh Diallo national bi nga xamante ne moo nekk fii ci télé bi. donc ñëpp ko trouvé daal waaw ñëpp ko trouvé mais affaire dama gis na fa yomb wala. non parce que kanamam changé wul en fait. mais yi ñu fi trouvé Youssou Ndour gis naa ni gars yi dañuy trouvé. suba dinaa indi bu metti waaw nañu indi ay image bi gis nga ñëpp ko trouvé ñëpp di ma woo ñëpp di ma message ne ma Pape Cheikh la bi dafa yomb quand même. waaw dafa yomb parce que moom kanamam changé wul. dàllam yi yàgg na. waaw lii jamono foyer la. yàgg na lii. jamono foyer la. ay Fosco ci école yi. daf ko yàgg bëgg day wane ne rek nit ki loo bëgg boo bëggee dara rek. mais am na benn citation bu ñuy def ci internet bi que bu ñu la wanee sa photo démb wane sa photo tey li ñuy wax lañ ciy teg bu yàlla nee waaw. bu yàlla nee waaw léegi yow loolu nga koy tere ne. yow nag mairie dafa leen connecté woo quoi bu yàlla nee waaw. loolu déedéet connecté naa bu baax waaye man maa dul tooñ. wan ma image yi lii mooy bu yàlla nee waaw la macha allah. kon yàlla nee na waaw daal. bu yàlla nee waaw kon macha allah léegi noonu la ñuy tuddee sax rubrique bi sax. bu yàlla nee waaw kenn proposé wu ko du benn internet mën naa ne bu yàlla nee waaw. kon ñu tuddee ko rubrique bu yàlla nee waaw. voilà bu boobaa ñu indi leen seen avant ak seen après bu yàlla nee waaw. après comme ni ñu koy baaxoo di defee chaque jour dañu leen proposé benn image yéen ngeen jox ñu seen réponse tey image bii lañu leen proposé je pense que bii dina xaw a jafe quand même. nga foog. oui am na internet bu ko proposé mais bii dina kii kan la. bu yàlla nee waaw lañ bëgg. en tout cas. jamono yi metti na. en tout cas bii moom yàlla nee na waaw bu baax ci kii. man maa leen wax loolu. kon na nga xam réponse bi. waaw xam bul commenté bul suuf. bu ma commenté te bu ma kenn laaj tamit ci réseaux sociaux yi. du ma wax kenn. mi ngi noonu jox leen ñu seen ay réaction ci ak hashtag bi di sunu net muy Twitter di Facebook di Instagram sax bu groupe Futurs Médias boo leen defee Twitter da ngeen def hashtag sunu net ngeen boole ci TFM dinañ ko gis. jarul sax ngeen ñu ciy taggee ñun. boo leen defee sunu net hashtag TFM dinañ ko gis message yëpp nañ ko gis ci Facebook pareil boo leen demee ci page Facebook bu TFM bu officiel bi boo leen ci demee di ngeen li xew ci biir internet bi ngeen joxe seen réponse ci saa si dinañ ko gis suba ñu partagé ndoo ak yéen ñi nga xamante ne ñoo trouvé ñoo la ñu joxe bonne réponse bi image bi mi ngi nii mën nañ leen ñëwaat ngeen indiwaat ko ngeen wax ñu kan moo nekk bu yàlla ne waaw kan moo nekk nii. en tout cas sama téléphone bi actuellement mi ngi commencé di sonné. parce que xam naa ne nit ñi ñu ngi commencé di yónnee li nga xamante ne moom moo di seeni réponse donc xam naa
am na ñu commencé trouver de am na ñu commencé trouver de waaw waaye du ma waxagul am na ñu commencé yow xam nga trouver réponse bi moo tax man xam naa réponse mais am na ñu commencé trouver ndax ñu ngi ñuy yónnee nii maa ngi nii di ko jot nii en live and direct yéen a ko gis ñuul dafa flou wala xamee ma ko xëy na ci photo bi la nii rek mais xoolaat ko bu baax rek il faut ma xoolaat image yi mais di ñu jóg ci di leen sensibiliser aussi waxtu wi chaque jour dañ koy def di leen gën ñaax ngeen di takk seeni masque di respecter mesures barrières yi ndaxte jamono ji ñu nekk ni situation bi dafa gën a compliqué partout dans le monde ndaxte vraiment coronavirus mi ngi fii nañuy respecter toujours mesures barrières yi gis naa ni nag sénégalais yi wala ku ci nekk sa koñ yaa ngi jéem a góorgóorlu di jéem a sensibiliser seen waa koñ ñu wax naa ko ñu ngi envoyé ay images aussi ci réseaux sociaux yi gis nañ image waa Thiès yi tamit ñi nga xamante ne ñoom ñi ngi wër ci gox bi di jàppale ñi nga xamante ni aussi ñooy seen waa gox lii nekk na lu am solo waaw lu am solo la maa ngi ko doon wax démb te duñ si tay di leen ko wax gis ngeen li nga xamante ne moo di masque yi même ñun ñi am nañ si moo xam masque tissu la wala masque chirurgicaux yi nga yor sa gel wala li nga xamante ne moo di sa antiseptique nga daal di comme tout le temps di setal sa loxo donc dafay baax aussi ñi nga xamante ne ñoo nekk seen biiri koñ ñuy daal di def mouvement citoyen yooyu ndax dafay joxe le bon exemple te duñ ci xaar benn autorité locale donc Dakar ñu ngi doon wane fan yi yëpp que ne ku ci nekk sa koñ yaa ngi jéem def ay action li nga xamante ne moo di action citoyenne mais comme nee nañ aussi que si kaawu Covid bi Dakar moo njëkk daal di si topp Thiès dafay baax aussi ñu wane que ne waa Thiès ñoom tamit ñu ngi jéem a jóg ci li nga xamante ne moo di xeex boobu contre mbas mi di Covid 19 donc comme ni ñu leen ko wane ci image yi waa Vision de Thiès ñoom tamit ñu ngi def li nga xamante ne moo di distribution de masques gratuite de gel daal di dugg ci boutique yi ci kër yi di sensibiliser li nga xamante ne moo di mag yi ak ndaw yi bari na ci waa Thiès rek waa Ziguinchor ñu ngi jot seen message waa Kolda Tamba fu ci nekk partout au Sénégal yéen ñi ngi jot seen ay messages yi nga xam ne yéen a ngi koy posté ci réseaux sociaux yi ak hashtag bii di sunu net boo leen ko defee Twitter Facebook dañuy tànn rek benn région wala benn quartier ci biir Dakar xool li ngeen def seen action citoyenne yi ñu partagé ndoo ko ak yéen altine la ba alxames ñu fas yéene ànd ak yéen ci li xew ci biir internet bi ci bu 13h30 jotee toujours bonne information moo ñuy gën a soxal mais mbirum coronavirus boobu ci la ñuy des sax dégg naa démb. ak coowal Russie bee gis naa internet yëpp di partagé mel ni victoire la quoi. waaw man ndax actuellement bi ñuy wax ni vaccin am nañ ko. ñoom waa Russie président bi ma gën a fan au monde moom moo daal di am fu mu génnee. sa président la non du sam président dama ko fan rek parce que dafa am fit daal moom daal nee na que moom daal dina créer benn vaccin bi nga xamante ne nii moom mooy nar a faj li nga xamante ne moo di Covid 19 bi donc li ñu wax mooy que ne Russie dafa développer li nga xamante ne benn vaccin la approuvé pour utilisation boobu ki nga xamante ne moo di Vladimir Poutine mooy président fële dëkk ba nga xamante ne moo di russe ñoom moo ko déclaré daal dinañ wax ne que ne vaccin boobu nga xamante ne dañ ko développé localement soo déggee localement maanaam ñoom ñoo ko développé ak seen propre moyen seen biir dëkk contre le Covid 19 am na approbation li nga xamante ne réglementaire après au moins 2 mois d'essais cliniques sur les humains. moom nag li nga xamante ne moo tax. nit ñi di ko daal di waxtaanee ci biir réseaux sociaux yi moo ne balaa mu koy jàpp di ko testé si benn nit. moom ci doomam bu jigéen la ko njëkk a testé. mu nekk image bi nga xamante ni gis nañu ci internet yëpp di ko partagé diggante démb ak tey. muy Facebook di Twitter di Instagram fépp ñu ngi partagé image yu Vladimir Poutine boobu nga xamante ne mooy président Russie. waa Russie développé ci ñoom ne mooy seen vaccin yi nga xam ne jàpp nañ ne lii dina faj coronavirus ñoom yëf yi mi ngi tudd Sputnik V en référence seen satellite yi quoi. waaw Sputnik V la tudd ki nga xamante ne moo di ministre de la santé Mikhail Murashko. moom moo ko daal di déclaré parce que nee na le vaccin s'était révélé hautement efficace et sûr. donc ñoom tamit pour ñoom ñu ngi dem vers la victoire de l'humanité parce que ñoom gëm nañ ne que ne vaccin boobu ñu créé ci seen labo moom moo nar a sauver humanité bi. bu yëpp yembee. ñi ngi ko fas yéene mise en circulation bi maanaam ñi ngi ko fas yéene génne à partir du 1er janvier 2021 mais balaa boobu ñi ngi xaar waa réaction OMS loolu laa bëggoon wax il va falloir que OMS daal di homologuer affaire leer ñëpp mën ci jot mais en tout cas ñi ngi ñaan yàlla daal ñëpp am ñu am vaccin su ko defee mbirum feebar bi ñu daal di tàqaliko ak moom àddina yëpp a ngi ci sonn muy États-Unis France partout dans le monde diggante ñenn dëkk yi sax ñu ngi bëgg a dugg ci at ak léegi ñun ñu ngi ci 5 jàpp 6 mois lii ñuy wax nag Russie la yem bokkul ak
li ngeen di audio yi ngeen di jot. wala statut yi ngeen di jot. ñu naan leen médicament bii day faj coronavirus fii moom amagu fi dara lu fiy faj coronavirus. il faut mu leer geste barrière ku nekk yaa ngi jot message boo xamante ni ci sa WhatsApp la wala sa Facebook benn audio ànd ak benn garab boo xam ne ñu ne lii day faj coronavirus amagul lu fiy faj coronavirus. génnee guñ ko muy garab muy reen. muy sunguf muy lu mu mënti doon. amul dara lu génn. suñu scientifique yi nag ñu ngi ci ñun di góorgóorlu ñu ngi ci mais daal def leen li nga xamante ne moo di geste barrière yi nga xamante ne ni moom lañ leen di woon saa su ne. ci suñuy émission. loolu baax na nekk corona daal vraiment. yal nañu taxalikoo ak moom quoi. mais ci biir corona bi sax am na benn vidéo boo xamante ne vidéo bu reelu la. ci dëkk européen yi la xam nga dafa am ñoo xamante ne ndeysaan bu ñuy dugg ci la dañ ciy xër. dëgg la dañ ciy dem ak doole. ñu seetaan ko. waaw mais kii moom xër na ci yëf. kii kay daa xër moom déjà combinaison bi mu sol. waxuñu ci combinaison mu daal di jël kii jaune yi nga xamante ne police yi moom la ñuy def barrière daal di ko teg loolu mooy sore leen ma. sore bu ko kii ñëw taxaw ci wetam mu jël mètre am ne ko distanciation sociale. waaw lii baax na. loolu mooy sore ma. moo jege na situation fi mu ne nii dafa dox dafa doy waar mi ngi noonu te kenn mënul bañ a tukki wala bon pas tukki sax léegi dañ ko wàññi bu baax a baax. circuler kenn mënul bañ a circuler def doxi say activité tuuti. non il faut loolu moom du si mën na ñàkk. parce que il faudrait aussi que la vie voilà que nga dund dem liggéey et tout mais tout en respectant les gestes barrières c'est que moom da cee xaw a xër rek ndax ni mu ci xëree mooy li mu ci doot a def yëpp ndax déjà li mu sol rek daal dina ko protéger waxuma la nag li nga xamante ne moo di piche bi si kii bi baar bi waxuma la nag centimètre bi pour jël distanciation sociale. mi ngi nii mooy image bi nga xam ne internet yi ñu ko proposé. ci Twitter laa ko gisee moo gis nii mooy mi ngi nii. daal yi nga xamante ne dañuy respecté de la distanciation sociale. waaw li tamit ba léegi mën nañ ko imaginer. mais daal yi matul 1 mètre de waaye bis bu matee 1 mètre du mën a dox. kii nag yu marron yi xaw ma ba xam ndax waa ji ne mën a dox yu ñuul yi sax tane na. yii de mooy daal respecter distanciation. merci beaucoup ci internet bi nga xam ne moo ñu proposé image bi ci Twitter ñu koy remercier bu baax en tout cas léegi ñu commencé sax di gën a wax seen tur yi. beneen image du jour moo nekk nii foo jëlee image bi mairie. lii xam nga ne fii Sénégal la. rond point bi. mais jaxasoo la rond-point bi. moom moo tax ñu teg ko image du jour parce que il faut que ñu wax aussi ci indiscipline bi nga xamante ne moom moo nekk ci kaw tali bi. xam nga rond-point normalement dafa war a organiser ku ci nekk xam am nga sa priorité xam nga kañ nga war a jàll mais xoolal lii rek. ani kan moo war a jaar fii ak naka la ñuy décanter bii la situation. gis naa ko ci Twitter ñëpp di partager ko tey ci suba si ku ne naan. vraiment il faut ñu xoolaat suñu. il faut ñu xoolaat ko xam nga internet yi ñoom dañuy proposer toujours. parfois ay ndaw lañu mais ñu ngi ci di joxe seen xalaat image bi daal vraiment nekkul image bu ñu bëgg sax. image du image bu rafet non mais xam nga image la. dañu indi lu rafet. non mais dafa am. réalité la image du jour la réalité il faut ñu teg ko. voilà il faut ñu teg ko bu amee gars yi dañ koy photo dugal ci biir internet bi. mi ngi noonu ñun tamit ñu partagé su ko internet yi tegee rek c'est parce que ñoom am nañ ci engagement boo xamante ne bëgg nañ mu jeex. donc ñun tamit il faut rek ñu mattali yére bi daal di ko teg fii su ko defee ñëpp ku ci xamee sa oto rek xamal ne nekkoo ci yoon waaw. mu nekk image du jour bi loolay importance émission bi dañuy jël ay images yi nga xam ne internet yi ñoo koy partagé ñu partagé ndoo ko ak yéen. sensibiliser leen du ñu jóg ci di ko def sensibilisation so d'ailleurs ci moo tax tey mairie waxtaan bi nañ koy saf ci li nga xamante ne mooy e-réputation. ñu ngi ci doon waxtaan yi yëpp mais dañ ciy cof tuuti rek mais tey moom war nañ ko gën a mën a yaatal ak ay borom xam-xam ñoo xamante ni seen xam-xam màcc na ci ak benn vidéo bi nga xam ne démb bi ñu ko proposé ci réseaux sociaux yi am na ci kenn ku nga xamante ni témoignage am dañ koy soxla mu nekk mais e-réputation daal nekk na loo xamante ni war nañ ci gën a mën a ñaax xale yi. waaw Mamadou e-réputation sax dafa important actuellement si monde bi ñu toll parce que bu ñu nee monde technologique monde digital monde 2.0 nga xamante ne presque mën naa ne 98% de la population mondiale est sur les réseaux sociaux te 98% yooyu yëpp dañuy daal di liggéey ji ñu ngi lay recruter ñu ngi lay jëlee dañuy dem xool li nga xamante ne moom mooy yow sa réseaux sociaux naka nga ci nekkee say photo ak yooyu yëpp loolu la ñuy tuddee e-réputation mais nag ñun mënuñu wax sans l'aval de ñi nga xamante ne ñoom ñooy spécialiste en la matière loolu tax nag ñu daal di dem
dekk suñu micro ki nga xamante ne moo di Demba Gueye nga xamante ne digital activiste la moom mu daal di ñu wax lan mooy e-réputation kon Demba tu as la parole lan mooy e-réputation. e-réputation dafa nekk loo xamante ne lu am solo la nit ñi war ci bàyyi xel bu baax bëri na tamit nag fi mu nekk nii ñoo xamante ne bàyyi nañ ci xel parce que xam nañ importance am professionnel yu bëri yu nekk ci communication yu nekk ci gouvernement yu nekk ci ay ONG wala ay en tout cas bërëb yoo xamante ne vraiment nit ñi dañ leen di bàyyi xel loolu nga xam ne mooy e-réputation dañ koy bàyyi xel bu baax a baax lu tax parce que képp koo xamante ne def na recherche ci internet pour jéem a xam yow yaay kan bu ñëwee xool tapé ba gis résultat yi li ñu koy wan ci yow loolu nit ki saa su nekk day fexe di ko sàmm saa su nekk day fexe ba mu nekk li nga xam ne moo liy dëppoo ak li mu bëgg nit ñi xam ci moom wala gis ci moom. bëri na nag ñoo xam ne ci réseaux sociaux yi dinañu jàpp ne e-réputation wala boog ñu bañ a sax xam lu mu doon donc du ñu ci bàyyi trop xel du ñu sàmmonte ak moom. ba waral nga gis vraiment ay métiers yu bëri yoo xamante ne ñi ngi ci àdduna bi sénégalais yi nekk ci ñeneen ñu dul sénégalais yi nekk ci di ci yëngu muy wàllum photographie wàllum infographie wàllum community management c'est beaucoup de métiers yoo xamante ne ça s'est créé ci au cours des années. e-réputation nag yenn saa di nga gis koo xamante ne danaan man aw ma compte Facebook aw ma compte Twitter aw ma compte Instagram donc sama yoon nekkul ci e-réputation malheureusement internet demee na noo xamante ne fi mu nekk nii même bu fekkente ne amoo sa propre compte ci réseau yooyu noonu di nga gis soit ku la créer compte foofu noonu di wax à ta place te loolu mooy li gën a dangereux wala nga gis koo xamante ne tey jii nii def na mbir toj wala ñuy wax ci moom lu mu mën a doon feneen fu nekkul ci réseaux sociaux yi ñu bind ko ci journaux yi wala nit ñi di ko waxtaanee ba nit ñi bind ko ci site internet yi ñu recherché ko gisaat loolu encore donc que nga choisir bañ a nekk ci réseaux sociaux wala nekk ci réseaux sociaux yi léegi kenn amatul choix par force ñëppay nekk ci réseaux sociaux yi da ngay def mbir ñu jël ko dugal ko ci WhatsApp partagé ko nga def mbir ñu bind ko ci site internet yi wala dugal ko Facebook wala dugal ko feneen ak feneen Twitter ak feneen donc saa su ne pour man fondement e-réputation mooy nit ki fexe ba lépp lu muy def ak lépp lu muy wax wala lépp lu ñuy wax ci moom sax peut-être mënu ko contrôler trop mais lépp lu muy def wala lu muy wax mu bàyyi xel ëllëg. voilà mu nekkoon Demba Gueye nekk digital manager koo xamante ni explication yi mu waxee ci e-réputation am na solo xanaa rek ci tënk mairie e-réputation daal li mu ko mën a jàppee mooy xoolaat sa nekkin ak sa doxalin ci réseaux sociaux yi. waaw loolu la mooy xoolaat sa nekkin ak sa doxalin ci réseaux sociaux yi moom la ñuy woowee li nga xamante ne moo di web réputation. wala cyber réputation wala même réputation numérique sur le web. donc loolu dafa important parce que photo yi ngeen di jël di publier ci seen réseaux sociaux yi wala seen i statut wala seeni ñi ngeen di nekkee li ngeen di wax loolu yëpp ki nga xamante ne ñoo di recruteurs yi léegi dañuy dem ci suñu bëggee xam sa profil yow exactement dañuy dem Mamadou ci sa profil Facebook dañ lay taper dañ lay recherche dañ lay Google voilà dañ lay Google baal ma mën nga jël par exemple yow nga nekk chef d'entreprise il faut mu leer kenn ñëw def demander liggéey ci yow da ngay demander keneen naka mu seetal ma diw exactement loolu laa doon bëgg expliquer naka la nekkee ci réseaux sociaux yi effectivement te loolu dafay am ci réseaux sociaux yi di wax loo xam ne sa yoon nekku ci wala ngay dugg ci loo xamante ni wala toujours wala di def ay photo yoo xamante ne c'est un peu voilà tegginewul loolu yëpp bu yeboo ngeen xam nekk ne mën na jouer wala encourir à ce que par exemple offre d'emploi bi ngeen mën a déposer ci benn entreprise mu daal di naxsaay wala mu daal di yàqal leen lu bëri donc dafa daal di important parce que li ngeen di publier chaque jour ñu wax leen ko fii c'est très important par rapport ak seen image am na ñoo xamante ne dañuy naan li nga xamante ne moo nekk sama mur wala du man du refléter man léegi da ngeen ci bàyyi xel parce que comme ni ñu leen ko waxee recruteurs yi yematuñu rek ci CV bu ñu duggee ci CV dañuy daal di dem dugg ci Google bi daal di dem Google kan mooy nit ki nga xamante ne moom moo déposé am na nag ay objet ay comment dire ay application wala ay affaires yi nga xamante ne dina la mën a permettre yow en tant que personne nga mën a gérer un petit peu sa e-réputation comme genre ay Google Alert nga xamante ne da nga koy kii rek nu mu tuddati paramétrer rek donc chaque fois bu ñu tuddee sa tur fenn rek affaire bi da lay yónnee notification ne la nga xam lan lañ wax ci yow voilà nga xam lan lañ wax ci yow loolu après di nga ko expliquer téléspectateurs yi internautes yi pour ñu gën a mën a comprendre e-réputation boobu ndax ni ngay defee Google Alert bi ndax loolu c'est tellement simple en plus
dina permettre aussi xale yi gën a xam bu baax nan la ñuy utiliser réseaux sociaux yi. te def mais attention sànq Demba Gueye li mu expliqué tamit am na solo. mu ne dafa am ñoo xamante ne dañ naan man nekkuma Facebook nekkuma fenn ci réseaux sociaux yi man maa ngi nii toog. mais dina am ñoo xam ne peut-être dañuy nekk sa place. mën nañu wax à ta place. donc ñooñu yow boo demee di def bu fekkee ko nit ku baax nga dafa am nooy dundee nit ku yiw nga. ñeneen mën nañu jël sa image changer ko tuuti ci mais internet actuellement sax fi Mamadou fi jamono ji toll dafa wóorul nga am compte Facebook wala Twitter parce que même boo ci nekkul koo xamante ne nii da nga ciy ñëw chaque jour yow am ko nga certifié que ne lii sa compte la parce que léegi image yi dañ koy utiliser nit mën na ñëw jël sa image daal di ko créer compte yow nit ñi di foog nekk ne yow la donc voilà recruteur mën na dem foogoon ne sa compte la alors que yow nekkoo ci Facebook donc il est toujours important actuellement si fi ñu toll ci àdduna bi si 2.0 bi jëm 3.0 nga am benn compte même boo nekkul koo xamante ne quelqu'un boo xamante ne da nga ciy ñëw chaque jour mais par mesure de précaution parce que àdduna dafa gudd tànk oui voilà mi ngi noonu du ñu jóg ci di ko def di leen sensibiliser di leen jàngal tuuti wan leen naka ngeen di mën a nekkee wala naka ngeen di mën a gën a ñaaxee seen bopp ci réseaux sociaux yi ndaxte réseaux sociaux yi àddina la géej la fi mu nekk nii jot nañu ki nga xamante ne mooy Demba Gueye xalaatam rafet na je pense que déjà internautes yaa ngi nii di réagir di féliciter bu baax sujet bi ñu indi ci e-réputation waaye am na keneen koo xam ne ñu envoyé vidéo posté ñu ko ci réseaux sociaux yi moom tamit ak hashtag bii di sunu net di Awa Ndaw moom mi nga xamante ni aussi grâce à internet ci côté bu positif bi ci lay dund maanaam ci lay liggéey di ci gagné laay fam te loolu nekk na lu am solo mën nañu leen ko dégtal te ñëwaat. Salaamaaleykum maa ngi nuyu téléspectateur TFM ak internet yi sama liggéey yëpp nag maa ngi koy amalee à travers les réseaux sociaux ci laay publier article yi nga xamante ni moom laay jaay ñu bari di ko gis un peu partout au Sénégal et dans le monde di ma passer ay commandes. Ensuite j'utilise WhatsApp pour discuter ak sama cliente yi di leen yónnee ay photos vidéo de démonstration ci la ñuy waxtaan ba déglu ci lay gérer aussi sama ay livraison pour vous dire que réseaux sociaux yi am na importance bu capitale ci sama wàllu liggéey. Il ne faut pas que ñu focaliser wu ci aspect yu négatif rek c'est des outils de travail indispensables et très utiles maa ngi ñaax sama mbokk jigéen ñi surtout jeunes yi ñu gën a valoriser réseaux sociaux yi xam ne rek du pour divertissement am na ay aspects yu positif yu am njëriñ ak ay possibilités d'auto-emploi lu ci mel ni tey taaru takkaay ak jigéen fen mi ngi employé ay jeunes yoo xamante ni nii maa ngi liggéey ak ñoom te lépp ci réseaux sociaux yi laa koy amalee. voilà mu nekk Awa Ndaw entrepreneur koo xamante ni daf ñu partager vidéo ci li ñuy waxtaanee nii muy e-réputation moom mu jëm ci réputation bu baax ndaxte c'est grâce aux réseaux sociaux ci lay commencer di entreprendre di ñafe di liggéey di gagner vie am mais surtout di jël na réseaux sociaux yi daal di ko utiliser ci côté bu positif bi en bon escient loolu nekk na lu am solo. waaw loolu tamit dafay wane li nga xamante ne moo di importance su e-réputation parce que tey boo amoon benn compte boo xamante ne ni ça fait pas sérieux wala boo amoon une mauvaise e-réputation nga daal di bëgg lancer sa business en ligne wala sur les réseaux sociaux nit ki bu ñëwee dugg sax ci sa profil dafay daal di reculer ndax day naan lii peut-être profil bi du profil bu baax wala est-ce que c'est pas un faux compte fekk yow yaa ngi jaxase li ñu naan tu mélanges les pommes de terre cuites et les patates douces loolu jarul ñu koy def mais en tout cas lii dafay wane li nga xamante ne moo di volet positif bi nga xamante ne mooy réseaux sociaux yi parce que day baax aussi ñu koy wane que ne réseaux sociaux du indi rek safaan day indi aussi li nga xamante ne mooy li baax li te kii côté bu baax bi dañuy tax ñu koy wane mooy ni boo leen amee ay vidéo témoignage parfois ci yenn affaires yi mën ngeen ñu ko envoyer ak hashtag bii di sunu net mu nekk hashtag bi nga xamante ni gis nañ ni ñëpp a ngi koy utiliser actuellement mën ngeen ci boole TFM dinañ ko gis muy Facebook Twitter wala Instagram réaction yi bari na gis naa ñenn ñi nga xamante ni déjà ñi ñu commencé laaj ay téléphone ñi ay machine ordinateur portable ñi ñu koy laaj ci page Facebook bi nga xamante ni actuellement yéen a ngi mën ngeen fa suivre émission bi ci live bu télévision Futur Média bi nga xamante ni en temps réel ngeen koy am ba ci YouTube da ngeen ñuy jot foofu boo tapé TFM YouTube di ngeen ñu jot am émission yëpp wala programme bu télévision Futur Média donc télévision Futur Média télévision digitale la interactive émission bépp émission dafa interactive maanaam seen ay réaction dañ koy jot en temps réel parfois ñu partagé ndoo ko en temps réel ci émission bi loolu nekk na lu am solo leneen li mooy punchline gis naa léegi ñu dugal ko. waaw ñu yàkkamte dañu bàyyi suspense ci affaire de réaction la rek ñu daal di ñu suruxal li nga xamante ne moo di punchline du jour donc yéen nañ ko gis noonu nee na ko dangay nekk kaaw di fanaan ci benn 2 mètres carrés ñu naan la ñu lay woowee borom Paris waaw lii moom daf fi am nag mairie borom Paris déedéet
lii moom daf fi am. fekk yow mairie la mu nekkee Paris. yaa ngi dekk ci benn non kumpa la ak sutura yàlla lañ koy woowee nan la. yaa ngi ma ni di nuyu waa Paris. n'est pas parisien qui veut. Cheikh Café Paris. Cheikh Café sama benn jarbaat la bu nekk Paris Cheikh Café di jaay café Touba Paris. kon man tamit bàyyi ma nuyu sama yaay. bari na sama rakk yaay bi nekk biir Paris. waa Paris ñëpp ñu leen nuyu. mais punchline bi nga indi doy na waa da ngay yor nekk Paris nga ni. nee da ngay nekk Paris. di fanaan ci benn 2 mètres carrés. ñi di la wooye borom Paris te xamuñu yow fi ngay fanaan. xamuñu li ngay dund. xamuñu li ngay dund loolu mooy sutura yàlla dañu wax Paris rek sax mën nañ la ñu gis nii yow mii mën nañ la gis ci télé bi nii. waaw gis ngay nga rafet chaque jour rek yow. boobu lii mooy lan yow tamit un peu de galanterie quand même xanaa da nga fàtte sa bopp yow sama bopp laa joxe exemple. yàlla baax na ba nit ñi dañu may gis au naturel waaye yéen tamit lii de la si wax lii mais internet la spontané ça bi xamal li ngay dugal rek c'est manque d'élégance et de galanterie notoire. daa sànq ba tey maa ngi lay woon galanterie gis nga fi ma démarré yàq nga lépp yàq nga lépp. voilà muy réaction bi nga xam ne am nañ ko ci punchline bi ak mairie li mu indi mais da ngay reetaan li même internet li ma wax mairie ba xam ne baaxul dafa joxe exemple rek man mii ak keneen ñoo ci yem ñu dem actu inter. waaw ñu dem actu inter donc actu inter dañ koy commencer ak li nga xamante ne mooy anniversaire de décès de DJ Arafat bu leen ko fàttewul c'était un 12 août 2019 bi ñu yeewoo ñu daal di ñu yëgal ki nga xamante ne mooy disparition du chanteur DJ Arafat. moom ak famille am bi ñu woowee les Chinois donc tey 12 août ñuy fêter seen premier anniversaire de décès ñu ñuy yëgal que ne. li nga xamante ne moo di ivoirien ñoom li ñu prévoir mooy que ne tey dañu bëgg def benn concert en son hommage. ñu daal di ko organiser avec la Eurogang au stade d'André à Cocody. moo tax ma gis sama contact ivoirien yi xam nga réseaux sociaux yi moo amul frontière. ku ci nekk tey ñi ngi xëy def ay statut di rappelé wu DJ Arafat koo xamante ni. fan sami ñu leen woowe les Chinois. les Chinois voilà wala la Eurogang. donc ñoom noonu lañ leen doon tuddee ñu ngi ñuy yëgal aussi que ne concert boobu ki nga xamante ne moo di artistes yu bëre comme Molière Ismaël Isaac Fidal Lova ak ñeneen. ñoom dañ leen annoncé si li nga xamante ne moo di concert boobu en hommage à DJ Arafat. vidéo bi ñu leen di proposé mooy bi mu mujjee ñëw Dakar ci atum 2017. C'est lui, le premier. Basta la yo-yo, ma fille. Ça va aller, ça va aller. voilà DJ Arafat boobu ba muy mujjee ñëw fii ci Ndakaaru ak coow lu ci àndoon yëpp loolu ci atum 2017 la woon en tout cas di ko ñaanal yàlla suuf woyof ci kawam moom mi ngi génn àddina bis ni ki tey 12 août 2019 ba 12 août 2020 at yi gaaw na nag trop gaaw na trop surtout que 2020 moom kenn amul impression que dañ ko consommer. beneen vidéo bi balaa ñoo dem ci beneen image bi balaa ñoo dem parce que dafa am maire yu may message ne ma vidéo yi balaa émission bi jeex. am na vidéo yaa ngi duñ ko fàtte bilaay yaay booy duñ ko fàtte donc bu ñu jógee Côte d'Ivoire Mamadou dañuy dem Tchad nag depuis démb ñuy gis ay photo buy daal di circuler ki nga xamante ne moo di le président tchadien Idriss Déby moom dañ ko daal di nommé maréchal parce que xam nga démb la woon anniversaire u Tchad. 60 ans donc il fêtait les 60 ans d'anniversaire. donc moom hier ci date anniversaire bi nga xamante ne moo di le mardi 11 août. dañ ko defal promotion symbolique pour que régime bi. renforcer li nga xamante ne moo di image am de puissance militaire. après ses succès revendiqués contre li nga xamante ni moo di Boko Haram moom nag la ñu daal di nommé li nga xamante ni moo di maréchal comme ni ngeen koy gisee nii ci photo yi. beneen image bi ci atum 1990 la woon moom boobu d'ailleurs la fa nekk président de la République moom Idriss Déby Itnou. moom mi nga xamante ni mooy président Tchad depuis 27 ans bokk na image yi nga xamante ni gis naa ni ci réseaux sociaux yi ñëpp di ko partagé comparer un peu at yi. moom tamit dafa mel ni bi yàlla ne waaw la de. waaw li kay waxuma la waaw rek bi yàlla tàccoo la sax kii moom fu mu ne 90 ba léegi nii ak gis nga ko bu 2000 bi ñu koy jot nommé bi ñu koy def maréchal. voilà balaa ñu tàggatoo jeexal ak vidéo yi nga xam ne ñu ngi ñëw.
waaw Mamadou maa ngi lay moom li nga wax sànq neex na trop mais yàlla baax na ñu daal di tàggatoo ak suñu internautes yi di leen dox dig daje demain pour le dernier numéro de la semaine jeudi incha allah bu leen fàtte nag tous les jeudis on vous garde li nga xamante ne moo di les perles du net te bu leen mës a fàtte hashtag bi nga xamante ne moo di sunu net wala soo leen amee ay vidéo yi ngeen di yónnee ngeen def ko sunu net @gfm.sn ñu leen jox dig daje ba suba incha allah. suba ñu ngi xaar seen réponse kii kan la bu yàlla nee waaw. waaw bu yàlla nee waaw. yéen la ñu ngi xaar seen ay réponse ci page Facebook bu télévision Futurs Médias ñu ngi koy xaar ci Twitter ak hashtag bii di sunu net léegi nag xam naa léegi ñu commencé leen jox ay cadeau nag vraiment mais nag boobaa dañuy chercher ay questions yu xaw a yu xaw a difficile quoi difficile parce que dafa yomb yi ay maye la. non bii sax xaw na métier man bii kii wu ma ba tey. ah bon ah non yow nag non waay. ba bu ñu wàccee naa la ko wax. ah bon. kon ñu ngi xaar en tout cas seen réponse ñu ngi koy xaar ñi ñuy ñaan yëpp dinañ ko commencé léegi ñu commencé teg fii téléphone portable yeeg machine yeeg. tablette yi yooyu yëpp connexion internet yi yéen ñëpp ñuy xool yéen ku ci gën a réactif rek. ñu leen di may ay loo yi nga xam ni gis nañ ni soxal na leen trop comme ni ko télévision Futurs Médias baaxoo di defee ak ay téléspectateurs am ak ay ñi nga xamante ni aussi ñooy scotché wu ci programme bu télévision Futurs Médias di leen jox dig daje suba mais balaa boobu ñu bàyyi leen nag vidéo yi nga xam ne tàmm nañ di ko def di leen sélectionné xam naa ni maire yi war nañu kontaan heure bi di leen jox dig daje ba suba. maa ngi jéegul de si mbedd mi ma la taxaw loo xam nga waroon naa ñëw ba seen kër loolu mooy gën a rafet xam nga man nag maa yow depuis primaire ba ñuy defee entrée en sixième ba ni ngay bàyyee maa ngi jéegul si noonu ba bari mi la doon bind xam nga jamono googu yëpp nag am na lu mu la bëggoon wax mais mënum la ko doon wax quoi parce que amoon occasion xam nga démb nag laa waxtaan ak sama yaay mu ne demal rek nga wax jox ko mu wax delloo la du la rey du la fees xam nga loolu tax tey jii moom mën a taxaw yow nii pour wax la xam nga amit nag yow xam nga maag yow mooy loolu quoi yàgg nañ ci koñ bi suñu kër yee jàkkaarloo xam nga instant yi jëm naa université am na liggéey bu baax am na oto lépp mais daa am lu ma manqué quoi xam nga lu ma manqué nag mooy loolu quoi bu ma waxtaanee ak Mor sax mu ne ma demal wax ak moom rek xam nga nu may kontaanee xam nga nu may retaanee bu ma jàkkaarloo ak yow nii xam nga xam naa ne war nga ko xam ko waa xam nga loolu rek laa bëgg xam nga nga jàppale ma si man kat xaw ma li nga ma bëgg wax sa suba ba léegi xam nga rek ngay wax li nga ma bëgg wax ma ko rek